donc tey dañoo dajaloo nii pour def benn vidéo témoignage pour Soxna Amy Ndao donc dans le cadre de l'émission l'invité di samedi donc maa ngi ànd ak Soxna Bintou Diagne Aliou Sëñ Ablaye Dia ak Mohamed Soumaré donc Soxna Bintou ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay Mbacke maa ngi leen di fay di leen ziar maa ngi nuyu ñëpp Sëñ Ablaye Dia ñu ngi lay nuyu. oui ñu ngi lay nuyu Bàcc di la ziar di nuyu ñi fi des ñëpp di ziar ñëpp. Sëñ Mohamed Soumaré ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ Bàcc fay nañ la maa ngi nuyu Laye Dia maa ngi nuyu sama rakk bi sës si man Bintou Mariama Diagne waaw déggee naa leen. waaw kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax bon sama première question dama koy jëmale ci Soxna Bintou rek. xam naa yow moom ku yàgg ak Soxna Amy nga boo ñu doon fàttali rek say première rencontre ak Amy boo ñu doon remonter le temps bi. waaw je pense que année scolaire bu yàgg la est-ce que du 86 87 boobu ñu ngi def CI. Inch'Allah ñu était en classe de CI waaw. CI lañ xamante ñoo duggandoo sixième élémentaire en plus ñoo doon bokk banc. ah en plus. nekk boole banc. waaw ñoo daan bokk banc maag moom ci lañ xamante danoo toog rek daanaka xamante maag moom. kon ak ànd bu yàgg la. noonu lañ continuer nanguñu woon kenn ku ñu rax. noonu lañ continuer maag moom. loolu ànd bu yàgg la sëñ Mohamed Soumaré man dama doon bëgg a laaj mooy yow xam naa yow it yàgg nga xam Soxna Amy mais ça remonte au collège ou un peu plus loin? non sama xamante ak moom c'était bien avant le collège c'était depuis l'école primaire en fait parce que ñoom en fait seen kër sorantewul woon ak école 3 donc du coup ay frères yu bëri jaar nañ école 3 tout comme moi. donc fa laa xamante ak moom je pense même sax bokk nañu ay classe et tout donc man li ma gën a kii ci moom sax mooy dafa am benn frère am boo xam ne xam nga dama ko faawoon quoi en fait on va dire ça comme ça Mbaru Ndaw dafa mënoon football donc ça nous a un peu rapproché quand même parce que Mbaru Ndaw aussi am naa sama benn cousin El Hadj moom it CM Fadilou Diop sax la jaar mais après dafa teel a bàyyi jàng xam nga. voilà donc moom ñoom ñaar ils étaient devenus des amis quoi depuis école primaire et tout quoi donc sama xamante ak moom c'était depuis l'école primaire quoi. ok waaw loolu moom yàgg na quoi. loolu yàgg na trop. mais man li ma xaw a marqué ci Amy mooy dafa bon image bi ma amoon moom ci bi ñu nekk collège mooy ku noppi la woon. mais aussi da nga naan kii tamit bon ku dëggu parce que tamit genre noppi du noppi rek noppi boo xam ne da nga naan kii genre miix la quoi non mais noppi boo xam ne dafa ànd ak dëggu quoi. est-ce que loolu noonu image boobu ma ci amoon est-ce que c'est réellement le cas wala noppi kii la rek. waaw gis nga nag Bàcc da nga wax benn affaire boo xam ne ci moom en fait gis nga noppi boobu mu noppi noonu en fait su fekkee da nga nekk nit koo xam ne da nga bëri seetlu. wala ngay jàng des fois ci kanamu les expressions du visage en fait di nga ko mën a situer quoi en fait gis nga noppi boobu noonu en fait même ci biir noppi boobu noonu sax des fois da ci doon raxaale benn sourire bu ndaw quoi di xaw a ñemeloo nit ñi et tout quoi mais dafa nekk nit koo xam ne aussi tamit du nit ku difficile tu vois noppi dafa yaru c'est vrai loolu moom on en disconvient même pas moo Bintou Mariama Diagne ak Bara Diallo dañu yaru ba nit ñi foogoon ni sax ay tapet lañu quoi donc loolu noonu en fait qualité la quoi le fait que mu noppi woon noonu xam nga jàpp ñàmburam et tout elle était accessible ñu bëri na dañ doon foog ni xam nga peut-être affaire bi genre défense la pour que nit ñi bañ a yegg si moom wala affaire yi noonu mais c'était tout le contraire en fait c'était tout le contraire man ñi ma gën a marqué en fait si sama parcours scolaire laay wax quoi muy primaire collège lycée université en fait ñoom seen trio boobu noonu bokk nañ ci quoi. après dinaa gën a développer nag ci kanam quoi. Le pourquoi du comment quoi.
waaye dégg naa yaa doon protecteur bi quoi. non ba léegi sax ba léegi waaw xeex naa ba taay ndax ñoom nag. ay nañ ci yegg. waaw jël ay coup ay bopp yu toj fii xam nga waaw mooy loolu. ah non te soxna Bintu da nga bëgg a def mel dama koy yokk dara de. waa Soumaré wax na dëgg yar bi muy wax laay wax. en fait am Collé dafa yaru de nature. comme ñun ñett rek ni nga ko waxee Soumaré moom daf ñu xam bu baax. de nature moom dañoo yaru. parce que loolu la ñuy yaree daal on a des mamans yoo xamante ne déggoo ma lay def éducation bu daa ko ñen mën ñu jox suñ ko mënee waxee noonu. ak caractère bi maman yi ba dafa mel ni ñoo bokk caractère d'ailleurs dama ko koy tooñee ma ne ko sama yaay ak yaayam ay collègue lañ am loolu yaa koy wax ndaxte ñoo nduroo caractère yar boobu ñoom ñun moom lañ def ni moo tax fu ñu gis daal dañ lay jox cër mais ça veut pas dire que danoo kiire am nañ ñuy ko ci biir comme micro boobu nga wax noonu kat yi mag la am ni ko ci noonu tooñ rek lay def ah donc tooñ bi ci suuf am na quoi am na tooñ quoi. li ngay wax noonu baaki yow tam xam nga ko de am na de tooñ boobu tooñkat bu mag la. d'accord yar bi macha allah mi ngi ci moom. ah non dafa yar. ah non ça de toute façon ça se voit mooy yow am say continuel. mani moom du wax loo xamante ni nit dina ko dégg tiit wala mu ki amul kenn xam naa ku mën a taxaw ne am na mus na wax benn wax ba dépassé ma fu mu gis dafa respectueuse daal fu mu gis daf lay jox cër loolu moom jikkoom la waaw jikkoom la te yar bi Soumaré di wax moom la dafa yaru moom yar moom mi ngi ci moom macha allah dafa yaru macha allah yàlla na yàlla gën a yokk rek sëñ Ablaye Dieye yow li ma doon bëgg a laaj yow mooy yow la gën a marqué ci Ami Ndao xam naa yow je pense que yow yaag man ñoo ci xaw a yem collège lañ xamante quoi. effectivement bon comme ni ko ñii sax xam naa ñoo ma ko gën a xam quoi parce que quand on était au collège bon comme ni ko Soumaré waxee ku noppi woon la li nga koy gën a remarqué mooy ci njàng mi xam nga ak ni mu ci farloo ni mu ko gëmee ak ci notes yi quoi xam nga yooyu généralement ci nit ñi ci période boobu la ñuy kii mais au-delà de ça bu ñu demaatee ba nga xam ni yow passage bi ñu def noonu durant 3 ans man di ma ànd ak moom cheminer ak moom ba génn Fadilou Diop après ñu dem Limamoulaye bon là-bas on s'est pas gisewuñu lu bari quoi parce que bokkutuñu woon classe après Limamoulaye université même chose mais bu ñu demee ba 25 ans après ñu gisewaat ci panel bi nga gis aujourd'hui Ami soxna Ami nu mu meloon noonu la mel ba léegi man benn analyse laa ciy def quoi mooy que ni li soxna Bintu wax léegi quoi pratiquement moo nekk sax soxna Bintu parce que nit ki ni nga ko xamee woon démb 20 ans après wala 25 ans après nga gis ko yàlla def ne nekkoon démb ak bët ki démb mu jóge fa dem ci beneen situation te texul caractère am ak personnalité am ak ni mu meloon nag sympathie ni mu doon sympathiser ak nit ñi dara changé wul man loolu moo ma gën a marqué ci soxna Ami et c'est une qualité quoi waaw man comme mooy témoignage bi ma defoon ci Soumaré quoi xam nga Soumaré la dernière fois comme li ma wax bi ñuy nekk ñun collège pratiquement man yow Bàcc ak Sixlo ñoo ëppoon lu ñuy ànd quoi ak Soumaré mais ci biir àndandoo parce que dafa amoon ay groupe mais heureusement ñun suñu biir classe ñun ñëpp quand on se retrouvait doon ànd di yëkkatandoo di daanandoo mais dafa amoon ay groupe mais yàlla def na nag aussi ku mel na soxna Ami man daal vraiment témoignage boobu laay mën a def ci moom xam naa ne daal comme lu muy def la mais aussi tamit ku oyof la quoi comme li ko Soumaré wax boo ko xamul nag bon de loin wala nii da ngay yaakaar ne kii mais man très franchement man elle m'impressionne quoi parce que gis naa ne daal nit ku oyof la quoi et c'est une des qualités que j'admire le plus c'est une personne particulièrement nag ci moom quoi tey mënoon na ñëw di xëcc lenn wala di ñëw di lenn te loolu defu ko quoi kon bon lu nu mën mooy di ko ñaanal li ma ñaanaloon ni fi jàll rek laa koy ñaanal quoi yàlla na ko yàlla taxawu yàlla musal ko ci cat parce que li yenent bi waxoon rek nee na saa yoo gisee ci nit
lu la yéem ci moom moo xam ci taar la moo xam ci jukko la moo xam ci qualité la nee na bul ko topp di wax nee na ñaanal ko wala saa yoo ko limee ba pare rek waxal macha allah wala tabaarakallah kon nag dama koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla may ci li mu nekk nii defal ko ci ndam ba mu am ci yeneen promotion jaay na Moustapha amin oustaz donc ma sànni la xeer quoi non je sais mais benn point ma bëggoon ñu yegg ci mooy peut-être que classe bi yëpp ku ñu ne Ami Ndaw rek xam naa di nga jàpp li lay gën a marqué aussi mooy Ami Ndaw carriériste en fait est-ce que yéen même image boobu ngeen ci am wala Ami Ndaw dégg nga carriériste jàngkat la de daa gëm jàng ma ne ko daa gëmoon jàng naka jëkk noonu la depuis élémentaire nag noonu la mel am na benn moment élémentaire mu xaw a bàyyi loxoom jël 3e mais dafa dem ñu saay ko bu wér seen kër tam dañoo gëmoon jàng boobu bu paree xam naa dina ma attaqué ni ma lu tax nga tudd loolu dafa dem 3e la jël mais suñ ko bàyyi woon day dem ba jël ay 10e te pourtant moom première rek la daan jël mais benn moment dafa bàyyi woon loxoom dem jël 3e si je m'en souviens bien xam naa moom peut-être moom dina ci ñëw après ci frère am jàpp ak yaayam ñu ne fii day tappale ci lañ xam nga rek kii ko noonu corrigé ko ci la ñëwaatee nag xam naa fa la jaaree daal ni dootuma teggee ci def ko l'éducation à l'ancienne jàng moom musu ko jaxase ak dara comme ñun ñëpp mais mën nañ ni moom moo ñu rawoon ndax ñun benn moment sax nañu xaw a dem peut-être ñoom mëseen organiser dara ñu dem affaire mais moom doo ko gis sax si yooyu moom yooyu doo ko amul sax temps moom jàng rek lañ ko xamee wax dëgg yàlla carrière yi jàng rek la mës a gëm musul bàyyi loxoom boole moom chaque jour day wax dénominateur commun bi muy wax mooy ñun ñëpp jàng lañ amoon jàng rek lañ bëggoon bëgguñu leneen c'est vrai bu weesoo jàng benn temps lañ amoon foo ñu fekk Seyda bi ñu ñuy tooñee Ami Ndaw moom gën a nekk Seyda foofu moom boo ko fekk waxu yàlla rek lay wax waxtu julli moom fu ñu mësaan fekk li ñuy ndaw waxtu julli moom buñ ko kafee bu dee kër ñoom man fay da ngay gis surtout man fay moom ñuy rappelé ñu julli bi jot na ñu daal di julli loolu rek moo mën a dagg sinon jàng la ñuy wax amul leneen loo xamante ni nekkoon na suñu bopp te loolu boo xoolee xañ ne ñu bokkal classe sax war nañ koo xam war nañ ko seetlu ci ñun Ami Ndaw macha allah carriériste boobu moom ci moom la nekk moom jàng rek la mos ko jaxase ak leneen jàng boobu mos ko boole ak dara mais du coup en fait Ami Ndaw mi ñuy wax tamit dafa mel ni elle est trop sérieuse mais est-ce que dina ko arrivé ay moment de délire yoo xam ne mën na bàyyeeku day bàyyeeku ak man say day bàyyi bañ ne ko bu ñuy de waaj dem seen loolu la nañ dem wàccee foofu danaa man nañ dem wàccee foofu entre nous moom dañuy waxtaan day bàyyeeku de day bàyyi duñu waxtaan mais toujours dans le sérieux nag quand même toujours dans le sérieux elle est trop sérieuse moom mais elle a quand même le sens de l'humour tamit day tooñam yooyu may wax noonu bu ko kiyee doo ko mën a muñ da ngay ree bu bëgg a dégg de loolu laa koy dinaa ko sa audio su ma koy déglu il faut ma toog surtout audio mi njëkkee temps yi xam naa li mu nekk audience la moo koy xaw a kii mais bi muy nekk vacance audio su ma ko dégloo damay ree ba sonn door a mën a tontu elle est comme ça mais bul yaakaar ni nag dafa ni zëm nii rek Ami tooñkat bu mag la maa la ko wax d'accord day tooñ
donc sëñ Ablaye yow fu ma la doon bëgg a laaj mooy est-ce que buñ na la Ami Ndao juge en fait ça t'a surpris bi nga ko déggee la première fois ñu ne Ami Ndao juge la quoi est-ce que ça t'a surpris ou pas? non au contraire man bi ma koy dégg affaire boobu bon je crois que est-ce que ne fekk ma woon fii bi ma ko déggee dama am fierté parce que classe boobu noonu ñun CM nu mu tuddati M1A yàlla daf ñu defaloon foofu noonu ay jàngkat rek a fa nekk man bi ma ñëwee foofu ci classe bi 5e bokk ak yéen classe après je me suis rendu compte fii ñëpp bëgg jàng xam nga benn moment comme li nga wax sama doom yi rek nee naa benn moment ak tête brûlée voilà non Soumaré xam nga ñun c'est-à-dire ñun danoo bëggoon di jàng bëgg di fo xam nga ñun danoo bëggoon cumuler ñaar yëpp te ñaar yëpp boo leen cumuler après yow di nga jàll mais da nga bëggoon kii mais boo ñëwee nag fekk classe ñoom bàcc ba bi ak gars yi xobe noonu après man mathématique par exemple bàcc rek moo fa jaaxaloon bàcc kay 6e bi mu demee kii vacances 6e 5e bi ñu jógee 6e war a dem 5e bàcc dem Fuuta saa dugg ci kii xam yeeg affaire yooyu noonu gars yi sang ko mu ñëwaat bàcc daa mer ay mais sur rek bàcc kay année boobu xaw ma kaas la dem xaw ma fu mu dem bàcc daa ñëw rek saa yi nañu kaay leen nag yëf yi nag di ngeen ko bàyyi ak man par force demoon Fuuta daa demoon Fuuta vacance boobu di xëccoo non pourtant mosuma dem Fuuta nag boobu Bawol daa dem ñëwaat léegi pour revenir fi nga bàcc Bawol boobu nga demoon nag weesoogul ci man foog ma dellu Bawol boobu ma ne foofu am na dara bon c'est juste pour dire que ni tey très franchement sunu classe boobu M1A bi xanaa leen rek ñu kenn dem ba ci benn moment comme li soxna Bintu wax léegi nga dem ba benn moment ngay bàyyeeku bëgg cumuler jàng bi ak yeneen affaire quoi mais ku ci concentré woon classe boobu ñëpp amoon niveau foofu moom ku ne la kii tey juge la wala kii tey ministre la wala kii tey PDG la fenn wala kii tey leneen la du la bett quoi surtout nag si soxna Ami moom vraiment moom jàng la mës a gëm quoi parce que ñun bi ñuy bokkoon classe ba bi muy dem kii tamit même Limaamu Laay bu mu ñëwee taxawaalul foofu université macha allah kon tey man sax fu mu toll nii man man sentiment bi ma am mooy que ni man fii mu nekk juge ni man je la vois encore plus loin quoi man dama koy ñaanal yàlla mu occuper des fonctions ci ministériel wala yeneen fonctions yi nga xam ne sax moo gën a kii juge bi quoi loolu lañ koy ñaanal. amiin sëñ Mohamed yow fu ma bëggoon a ñëw ak yow mooy lan moo indi protection boobu nga amaloon ak sa jigéen yi lan moo ko indi en fait est-ce que y a une histoire derrière wala qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, y a une histoire derrière parce que en fait ñoom dañ doon ànd ak Bara Diallo en fait Bara papam en fait moo nekkoon suñu imaamu koñ. waaw nekkoon paa bu am diine paa bu maanu paa boo xam ne daawul fréquenté fenn. këram ak jàkka ja ñoo jàkkaarloo. donc loolu gënoon ma marqué ci moom en plus Bara nekkoon ku sës si man tamit quoi parce que Bara benn grande sœur moo nekkoon sama gaayen quoi yàlla def ma nag Bara ñu bokk classe donc bi Bara ñëwee nag affaire bi ça s'est fait naturellement moom Bintu Diagne ak Ami Ndao ak Mame Faye ñoom elles traînaient toutes les trois ensemble et tout donc affaire bi foofu la commencé quoi et puis man comme j'adorais faire rigoler les gens et tout te ñoom dama leen doon reetaanloo ba ñuy jooy di xalangu donc affaire boobu nag moo ma gën a marqué si ñoom parce que en fait parce que man en fait j'avais besoin de ça parce que mooy li ma la doon expliquer rek des fois xam nga di nga am looy dund sa gàlle wala affaire yooyu noonu mais xam nga affaire bi genre échappatoire lay nekk ci yow quoi ça soo ñëwee ci benn milieu xam nga di wax même bu fekkee li ngay wax sax xam nga c'est pas drôle wala affaire yooyu noonu mais soo gisee ay nit ñoo xam ne xam nga dañuy reetaan sax affaire boobu noonu xam nga day dindi sa stress affaire yooyu noonu quoi donc affaire bi foofu la kii en plus période boobu noonu je venais juste de perdre ma petite sœur ki toppoon ci man quoi. voilà na ko yàlla yërëm. amiin donc loolu moo gënoon a indi tamit xam nga sama rapprochement ak ñoom quoi. te rëccuwuma ko nag quoi sérieusement. waaw comme affaire carriériste boobu ngay wax noonu sànq maa ngi doon bëgg a wax sax sama micro nag am na benn image bu gën a marqué nag mais boobu c'était à la fac quoi. parce que man sama copine en fait ki la nekkoon quoi si FASEC la nekkoon donc du coup FASEC ak fac droit pratiquement benn la woon quoi
donc man su ma ñëwoon foofu am na sama copain yoo xam ne fac droit lañ nekkoon donc du ma ñëwoon foofu des fois bu ma amul cours dama doon ñëw di suivre ay cours droit affaire yooyu noonu mais Ami Ndaw benn jour je me rappelle très bien dama ko fekk foofu mais maa ngi taxaw di ko woo mais instant elle était tellement plongée dans ses livres et tout mais ma ne mais nii quoi après affaire dafa ma tiitloo quoi ma ne non saa yi mais kii du après ko wax sama copain quoi man leen mais kii du changé c'est-à-dire kii ni mu meloon depuis primaire noonu la mel ba léegi quoi saa yi kii ba léegi mi ngi ci kay ma ne ko non xaaral ma bañ ko déranger parce que daf may stressé parce que man du ma jàngee nii man moom du ma jël livre yi fu ma dem taxaw di këru affaire yooyu noonu quoi donc image boobu lu ma loolu ci la bokk quoi. loolu lu ma la ciy dollil mooy parce que man xam nga man FASEG laa nekkoon donc maag Ami Ndaw moo nekkoon fac droit man ma nekk FASEG bon man it un peu man xawoon naa xobe quoi mais pas trop quand même donc du coup dimanche yi bu ñu demoon di réviser maag sama benn copine Dior donc en fait à chaque fois bu ñu demee moo tax ma doon wax naan bois sacré donc chaque fois bu ñu demee bois sacré soit dañ fay fekk Ami wala Ami fekk ñu tellement mais après mu jigi dama naan mais Ami dafa jàng ba jeex tàkk ma ne ko mais Ami kañ lay bàyyi jàng quoi mais dafa xamoon fu mu jëm rek c'est vrai yoon bi guddoon na mais dafa xamoon fu mu jëm rek quoi parce que am na nit ñoo xam ne yàlla loolu da koy def si ñoom quoi dès le bas âge da leen di teel a responsabiliser quoi. bilaay et puis moom yàlla def ci moom tamit benn affaire boo xam ne c'est-à-dire yow soo ko gisee c'est-à-dire elle t'inspire le respect quoi. loolu day am. c'est-à-dire nit koo xam ne da nga koy gis tey rek ñeme ko tey wala tey non. comme ni ma ko waxee elle est accessible. mais problème bi mooy yàlla daf ñoo bind te yamale wuñu quoi. dëgg la man personnellement man je suis excentrique man mun naa la xam tey ñoo ñëw ñu toog ma wax la samay problème tu vois mais parce que loolu sama kanam moo koy maye quoi tu vois man je peux dire que je suis accessible mais am na nit ñoo xam ne da nga leen di xool xam ni ñii en fait yaag ñoom bokku leen quoi tu vois parce que yow li ngay bañ a jël au sérieux ñoom moom la ñuy jël def ko au sérieux quoi c'est-à-dire lépp lu ñu dugg ñoom sérieux lañ ciy wone quoi tu vois donc ñii da ngay xam ni ñii saa yi dañuy sori quoi fi ñu jëm. waaw. dëgg la. voilà. question ma ciy dolliwaat rek mooy yow bu ñu ne lay ami juge la bett na la wala liggéey boo xamoon na gisoon nga ko ci wala. wallaay lazim bertu ma man jour bi ma ko du si fii sax laa ko yëgee. en fait sama benn copain moom ko wax quoi ne ma booy est-ce que xam nga benn femme boo xam ne je pense war nga ko xam parce que yow comme xam nga ñëpp. war nga ko xam quoi ma ne ko kan mu ne ma non mais kooku booy famille ndawoon boobu te magam bi bu amoon benn magam bu nekkoon gauche nii mu doon football mbaru ndaw ma ne ko yow mais yow Ami Ndaw nga wax mu ne ma wooy mi ngi ci affaire yooyu noonu quoi ma ne ko mais yow ma ne ko kooku maa koy Ami Ndaw ñoo bokkoon classe mu ne ma waaye ma ne ko mu ne ma mais yow booy naka ngay amee problème ak sa problème justice boobu noonu doo ko ma ne ko non booy affaire yi nag naa la xamal benn affaire quoi mu ne ma naam ma ne ko man nag yàlla daf ma bind yàlla mais man comme genre bugguma ko mettre mu nekk ci benn situation boo xam ne xam nga da koy mettre mal à l'aise quoi genre ma am problème ak justice moom muy ñëw di intervenir wala affaire yooyu noonu quoi tu vois ce que je veux dire man je sais que ni daf ma dara lu ñaaw donc garaawul quoi mais après bi ma toogee après affaire bi ça m'a fait plaisir quoi parce que dama ne heureusement parce que lii nii c'est-à-dire dafa rafet quoi dafa neex nga toog ñu ne la sa benn camarade de classe affaire yooyu noonu xam nga nekk na juge quoi mu rappelé ma benn vidéo boo xam ne je sais pas xaw ma ba xam seetaan ngeen ko ou pas quoi bu doon circuler ci internet bi benn juge américaine bu doon juge benn noir américain quoi seetaan nga vidéo bi si gars bi ñëwee taxaw affaire yooyu noonu quoi mu laaj ko turam affaire yooyu noonu quoi mu ne ko yow ñoo bokkoon même école pourtant yaa ma doon sax protéger affaire yooyu noonu quoi donc image boobu noonu mooy ñëw chaque fois su ma ko xalaatee quoi chaque fois image boobu noonu mooy ñëw quoi donc c'est une fierté sérieusement c'est une très grande fierté même parce que moom comme on dit dafa am benn grande sœur am boo xam ne aussi tamit dama gàlle la dëkkoon ak jëkkëram quoi mais pour te dire que ni rek gis nga loolu Uli la tudd bon mais loolu day am ci famille quoi day am famille boo xam ne c'est-à-dire ñëpp muy góor muy jigéen mun nañu nekk 10 mais ñoom ñëpp même jikko bi la ñu yore voilà mooy yar bi. Elle est très gentille Uli.
je te jure non mais Ouli dëkkoon na sama kër sama papa nag neexul a dëkkal dafa naqari woon deret comme man doon na jotee kii bi mais tout le temps da doon mocc di wax jëkkër ji naan ko non paa bi suñu papa la affaire yooyu noonu quoi donc man daal lii bertuma ci Ami Ndao quoi sérieusement bertuma ci te comme ni ko Laaja waxee rek quoi ñaanal ko mu gën a yokk ay ministre sax man gëwuma affaire yooyu noonu quoi man pour man mun na romb foofu yëpp dem quoi parce que ay ministre nga nekk ministre tey suba ñu évincé la quoi c'est clair donc voilà li mu nekk nii ci lu wér waaw li mu nekk nii xam nga juge moom tu le seras toute ta vie donc mënu am régression quoi donc ay voilà affaire yooyu non xam nga Soumaré non xam naa ce kii mooy xam naa ça fait plaisir tey moom ñu jox ko par exemple ministère de la justice quoi ministre de la comme mu nekk ministre de la justice. Elle sera curieuse dans tout ce qu'elle va faire. non bu nekkee ministre de la justice damay dellu Sénégal inspecteur bi ma amaloon problème ma noq ko ba pare du mujj fenn non loolu laay bañ non du mujj fenn du ma seetaan. mais lu mu wax noonu. non damay bañ ñu fal ko ministre de la justice ma dagg billet dem Sénégal fekk inspecteur boobu noonu tëjoon ma saa ma xam nga ma defal ko bagage tu vois ce que je veux dire après affaire yi mujjee ci ay moom war a tranché affaire yooyu noonu quoi loolu laay bañ. mais Soumaré damay dolli foofu tuuti rek ci li nga doon wax léegi quoi maanaam ci nit ki li ngay def nga bëgg ko gëm ko. parce que ñun nii ñëpp ku ci nekk xam nga kenn ki nga xam ne yow da lay wër ni kii ku mënoon jàng la mais ci njàng mi soriwu ci quoi parce que mënoon na jàng mais gëmu ko wala li jàng bi laaj àq bi jàng bi laaj joxu ko loolu mooy tax da ngay gis des fois ki nga xam ne day nekk un élève brillant wala dara mais du ci njàng mi waaw yàlla dina ko mën na réussir nag dans sa vie quoi mais ci leneen lay réussir parce que njàng bi gëmu ko joxu ko àqam mais moom nag non seulement yàlla dimbaloon na ko mën na ko mais aussi mu jox ko àqam loolu la quoi moo tax comme li nga wax léegi rek soo ko gisee mu occupé yenn fonction yi du la bett te loolu am na ñeneen ñu nekk ci groupe bi ñi nga xam ni bon macha allah xam naa buñ ci egg ci tamit classe bàcc gi day nekk waaye sànni xeer soxna Bintu dafa mel daaw da ngaa bëggoon yokk dara yooyu waaw ni pour ñëw ci Ami Ndao juge waaw dama waaw bi muy def concours bi pour wan la maa ngi moom que ni on est tellement proche daf ne ma Bintu ma ne mu ne ma damay dem defi ji concours ENAM de nag ma ñaanal de mu ne ma parce que dégg naa après tu es véhiculé affaire yooyu wax expliqué ma affaire bi nu muy demee ma ne ko Ami yow incha allah da ngay am man ku baax lu baax rek ngay am da ngay am incha allah da ngay jàll mu ne ma yii concours bi nag naa la xamal Bintu dégg naa dañu bëgg te tuuti la ñuy jël. ma ne ko dañ lay jël nii laa ko waxee ma ne ko dañ lay jël léegi le même jour ma dem ci sage-femme mu may annoncé sama taaw que je suis en état ci sama taaw. le même soir. la ma am le même jour ci soir bi la ma Ami Ndao woo ni ma Bintu admise naa rek ma yuuxu boobu mu ngi ma fekk sama buntu école Bilal du ma ko fàtte c'était un mercredi soir ma ne non yàlla mooy kay man ñaari nouvelles yu neex parce que dama sëy naa 2 ans toog naa 2 ans amuma woon doom mais jour bi may annoncé que je suis en état ci sama taw même jour la ma Ami Ndao kenn ci la admise ko donc mu nekk 2 très bonnes nouvelles nouvelle yu neex yoo xam ne après la est-ce que Ami Ndao ma ne xam nga ñun duñu faral di wax boo nekkee premier jour buñ la ko waxee doo ko wax xam nga daf ci sax ma koy wax ma ne ko boobu mënu ma la ko doon wax mais même jour bi nga ma waxee ni ci nga admis même jour lañ ma wax que je suis en état ci sama taaw mu ne ma déedéet gis nga hasard amul ma ne ko gis nga hasard am pour te dire maa ngi moom yàlla moo ñu boole gis nga li yàlla def dama koy wax chaque jour li yàlla def du niroo toujours ak lu artificiel bokkuñu sax maa ngi moom suñu liggéey ak moom c'est quelque chose de naturel moo tax suñu gisantee toujours mooy laaja dé bi may laaj suñu photo ñun ñaar ma ne ko amuñu sax bi ñuy immortaliser suñu tellement folie bi ñuy nekkee maa ngi moom waxtaan yoo xamante ni ku nekk da ngay yàqam di gis sa morom ba amuñu sax temps yeneen ñi te waxtaan yu am solo
la ñuy waxtaan à chaque fois donc man fi mu egg nii bettu ma parce que c'est film boo xamante ni jàmbaar la dafa mës a bëgg lu muy def mës a gëm lu muy def am doo musul dox ci lu ñàkk fayda musu ci dox de même que ñun li Soumaré di wax yàlla moo ñu boole loolu ñun musuñu bëgg lu ñàkk fayda duñ ci dox aussi buñ toogee maag moom je ne me rappelle pas am na ñu wax ci futilité lu ñàkk fayda toujours ñu ngi wax ci dans le sens ci côté diine ñu ngi wax ci diine wala lu ñu avancé ci àdduna ñu ngi wax ci àdduna lu ñor wala ñu wax ci diine waaw parce que mooy li ma lay wax suñu yaay yi suñu ñaari yaay yi de même que Mame Seye c'est la même chose suñu ñetti yaay yi dafa mel ne dañu bokk daal te fait que éducation boobu ñu def ci kenn ku nekk moom moo ñu dajale noonu moom moo waral yàlla ñu mën a ànd ba si je te dis que Ami Ndao mu suñu werante doomu gëm maak moom toujours ñooy bokk lu ñuy wax rek su ma ñëwee wax dara rek moom bu ñëwaatee même su ma koy déglu ci loolu lay jaar moom da koy wax ba benn jour wax naa ko ma ne ko yow Ami Ndao bàyyi arrête de me marcher sur la langue yow su ma naree dugg ci panel bi wax rek nga wax la ma naroon wax muy ree mu ne est-ce que xamoo ne yow su ma la dégloo ngay wax day mel ni man maay wax loolu tax ñu ñaari jigéen ñuy ànd musuñu sax werante te moom mën na ko dëggal am to musuñu xëxante def nii toog maag moom ba mer jotaay biir au contraire dañuy gungante su ma gungee du bëgg a bàyyi di yaayam danaan waa toog leen foofu mer bi suñu rombaan ni ma xam naa seen gunge bii du jeex dañuy toog ñun ñaar di wax pour te dire que moom daal moom Ami Ndao su may wax ci moom sa bàcc xam naa te même sa vidéo ma jël heure bi donc moom macha allah li ñu nekk daal comme li laaj wax dañ koy ñaanal. mu am lu kawe njort parce que lii may def tey nii muy vidéo témoignage dama doon rêvé def ko témoignage ak moom. waaw yàlla lañ naan yàlla moom mën na lu ne loolu mën naa ñëw incha allah yàlla may fan lu gudd rek. dama daan wax naan kañ la ñuy defal sama waa ji émission bu ma gisee comme ça sa ami d'enfance di def témoignage ba ma def témoignage am collé tellement maag moom li may wax daal kenn mënu ko expliquer daal mbëggeel boobu kenn mënu ko expliquer. yàlla na ko yàlla gën a sàmm gën ko mu gën a yàgg. incha allah moom à chaque fois loolu lay wax. léegi man fu ma bëggoon a ñëw mooy parce que li ñu wax noonu yëpp daanaka personnalité bi ak jub bi ak yooyu yëpp. donc man moom bettu ma juge bi quoi parce que jikkoy juge la quoi koo xam ne dafa équidistant parce que loolu lañ gën a soxla seen juge te wax dëgg yàlla may na ko jikko boobu. mais loolu yar bi en fait yar bi ci parents yi est-ce que loolu ci yar bi la wala moom moo ko cultiver wala. Bac gis nga yar. yar ci kër gi la. gis nga yar parents yi duñ la yar ci biir. parce que en fait yow la plupart du temps yow tu le passes à l'extérieur quoi. parce que sa kër souvent boo fa nekkee bu fekkee da nga nekk élève di jàng wala nga nekk mag di liggéey sa kër li nga fay passer temps bëriwul quoi tu vois ce que je veux dire. même en période de vacances scolaires sax li ngay nekk sa gàll du bëri. donc on passe moins de temps avec les parents donc temps bu ndaw boobu ñuy nekk ak parents yi mënuñu def suñu yar bi war. tu vois ce que je veux dire parce que dañuy génn dañuy fréquenter ay nit. dañuy dem ci école yi dañuy dem ci bërëbu liggéeyukaay yi dañuy fréquenter ay dañuy dem ci yeneen horizons divers quoi. tu vois donc nit buñ la yaree c'est-à-dire li des yow yaa koy mottali quoi. ñun ñi même gainsement bi ngay gis ci mbedd bi sax saa yi judduwul rek ñu ne ko saa yi génnal demal nga bon yi quoi yar nañ ko fi ñu ko war a yaree mais après benn instant nag day am fooy toll ci sa life nag xam nga da nga naan saa yi man yar nañ ma mais man nag maa war a yaru quoi. tu vois ce que te loolu nag ay obstacles yu bëri la yoo xam ne da nga ko war a franchir quoi. donc nag loolu noonu c'est-à-dire da ngay nekk nag il faut nga nekk comme ni ko gars yi di waxee parce que ñun ñëpp ay nit lañu mais fi ñu suñu différence mooy nité bi quoi c'est-à-dire nga toog réfléchir par rapport ak beaucoup de choses fi nga jógee ci famille bi nga bokk affaire yooyu noonu quoi. donc c'est important quoi moom nag loolu en fait am na famille yu nekk dañuy am seeni valeur quoi. peut-être ñoom seen dans leur famille et tout ñoom dañ leen inculquer valeur yu mel noonu quoi tu vois ce que je veux dire. donc xëy na peut-être moom loolu la jël et puis xam fi mu jógee. moo tax mu yegg fi mu yegg nii tamit quoi. macha allah. soxna Bintu daa am loo ci bëgg a dolli wala.
waaw man yaakaar naa Ami Ndaw kii bi est-ce que jëleewu ko su ma juumulee parce que mosuñu ci waxtaan est-ce que jëleewu ko ci papaam. parce que ñoom seen papa la ñuy nirool daal physiquement dañ ko nuru. xam nga li ngay wax noonu caractère day xaw a laal physique bi. comme boo ko gisee li Soumaré wax elle inspire le respect. loolu seen papa noonu la meloon te ñoom ñëpp boo gisee seen kër famille polygame lañ mais doo leen xàmmee. ndax ñoom ñëpp seen papa la ñuy nuroo. ñoom ñëpp a nuroo. ñoom ñëpp a nuroo seen papa la ñuy nuroo. seen papa la ñuy nuroo te papaam noonu la meloon papaam ñun on a eu la chance ñu kii ko ñu gis ko. bien que peu de temps la parce que papaam moom bi muy def deuxième année la papaam décédé. paa bi daal nañ ko fekk foofu mais nekkuloon koo xamante ni ku kii la comme Ami Ndaw daal ñoo nuroo xam naa. ku réservé la woon quoi. en plus li Soumaré wax da ngay judd ci famille yoo xamante ni. da ngay ni yow tu n'as pas droit à l'erreur. su ko teg sa temps day mel ni da ngay naan da nga ko xam. parce que nekkul éducation dëgg la comme li Soumaré éducation dëgg la de mais yow yaay dem ba sa xelu bopp nga xalaataan nga ne man de famille bi ma bokk war naa xam bu baax li ma bëgg ak li ma bëgg mooy comportement wam nii rek. parce que gis na je peux dire que gis na lu ne gis na bu ne waaw. en tant que femme gis na bu ne tentation bu ne am toole jaar na ci mais terewul elle a su résister macha allah te yàlla na ko yàlla gën a jàppale. dérive amul benn dérive bu ko mën a kii ak nu jamono mën a mel amul benn dérive bu ko amul dara lu ko mën a yëngal toujours elle est restée la même malgré tentation yeeg monde bi ni mu demee yëpp. elle n'a pas changé macha allah. donc moo ma lay wan ni lu foofu daal moo lay wan ni man laaj mosuma ko laaj nag mais damay ragal ni papaam la nuru daal. papaam laa tege ni moom la nuru. parce que ñoom ñëpp seen papa la ñuy duroo. bàcc ba. dëgg la waaw sëñ Ablaye. léegi man ma ajouté foofu rek en 2 minutes quoi. que ci li nga wax noonu éducation forcément parce que nit ki booy xool l'éducation moom nit moom comme ni ñuy wax rek ni lay yaree daf lay topp toute ta vie. xam nga léegi sunu avant ñuy commencer émission bi Soumaré am na benn wax ju am solo bu mu wax par ci la soxna Bintu duggee moo tax développé woon ko booy wax na ne je préfère am salaire bu ndaw sax di toog di occupé sama njaboot te may am salaire bu mag du leen gisee ak ñoom lu néew te duma leen mën a éduquer quoi. effectivement parce que éducation bi nit ki tey li ngay màggaale sa ci bas âge bi parce que sa période bii nii par exemple moom mu yor xale yi doomam yi ak man période bii ma yor sama doom ak yow ci période bii lañ leen mën a inculper yenn kii te xëy na effectivement li mu wax noonu dina dem ba benn moment mbedd mi day jouer te mbedd mi xam nga kañ lay jouer maanaam mooy période bi ngay nekk collège gis nga période bi ngay def 6e ba ngay am BFM période boobu booy xool généralement da ngay gis sax des élèves brillants foofu la ñuy bàyyee wala foofu la ñuy kii parce que période boobu yaa ngi toll ci digg adolescence foofu nag boo amee parents yi nga xam ne encadré nan la ba nga génn phase boobu rek après boo demee lycée day fekk nga commencé mature foofu doot yenn affaire mais gis nga ñuy yàq ñëpp booy xool côté boobu la ñuy yàq collège ñuy baax ñëpp booy xool foofu la ñuy baaxee. booy xool booy xool man tey ñi ma bokkaloon collège laa tey keroog maa ngi koy wax xaw ma soxna ami sax laa ko doon wax ak yow bàcc ne man ce qui est étrange mooy que ni ñi ma bokkaloon seconde première ak terminale man ñëpp fàtte naa leen mais étonnamment ñi ma bokkaloon collège ba léegi fàttewuma leen. ay 25 ans ci ginnaaw. c'est étrange ah. te Soumaré lii mën naa la ko jurer à part 3-4 personnes yi nga xam ne 5 personnes yi nga xam ne jéemoon comme ay Samba Cissé ak yooyu tey ñeneen ñëpp man am na ñi nga xam maa ngi fii seen photo sax terminale mais fàtte naa seen tur yi te étrangement ñii ba léegi ñoom soxna Bintoog ñoom kii fàttewuma ci kenn kon ça veut dire que éducation lu am solo la quoi. waaw éducation bi topp na ko quoi macha allah yàlla na ko yàlla defal jàmm. amiin mais bon après nag li ngay wax noonu c'est que li ñu dund nag moo yéeme nag quoi c'est vrai que 4 ans yi gàtt na mais je pense que période boobu mooy période. macha allah waaw. effectivement. li may wax rek ñun moom génn ñu collège ba tey ay collégiens lañ ba tey. exactement. et sax xam nga bàcc innocence boobu dafa xaw a baax ci jigéen. ni ngay comme ni da ngay dem ba màgg say frères yi sax dañ naan yow tu n'as pas encore dépassé l'âge de jouer à la poupée. yow daal affaire xale rek ngay def. innocence boobu man je dis que ni
dafa xaw a am sens dafay xaw a protéger jigéen. lu ma la ci yokkal kay boobu peut-être ñoom Ablaye pareil mais souvent góor buy wut soxna jigéen bu mel noonu lay wut ah buy wut gel nag mën na wut lu ko neex mais buy wut soxna daanaka jigéen bu mel noonu lay wut. bu ñu toogoon nii maa ngi maam say suñu toogee le plus souvent Medoune Gueye lañ ko doon nettali suñu koy nettali affaire yi ñun ñu raqaajooye woon ak on était tellement innocent ci diggante ay relation góor ak jigéen ñun loolu xam ñu ci woon lu wéy parce que anecdote bi ma ciy wax rek mooy amoon nañ benn copine boo xam biñu demee pour kiiwam comme dafa ay mat ñu dem ànd ak moom mais waa ji accolade rek la ko def fii ñun on en a fait une scène ñu topp di wax kii li mu def baaxul affaire yooyu di ci kii ne loolu suñ koy nettali Medoune day wee mu ne mais loolu moo baax jigéen noonu lay mel innocence boobu nag ba léegi moom moo nekk ci ñun daal au fait affaire lijjanti leneen lu kii daal dafa mosul nekk ci ñun peut-être que loolu moo ñu sauvé te ñu ngi ñaan yàlla daal mu gën cee jàppale. amiin waaw dañ moo daa mel ni am nga lu ci loo ci bëggoon yokk de. waaw xaw na génn sax sama waaw maa ngi nekkoon ci jigéen te ne góor ñi bu ñuy wut jigéen bu ñuy wut gel bu tërëri la ñuy wut mais bu ñuy wut soxna moom jigéen bu innocente la ñuy wut quoi. ba yàlla gis nga ci côté boobu nag man yàlla daf ma ci comme on dit yàlla du la may lépp quoi man moom yàlla def na ni moom xaw ma sama jabar sax loolu la may wax bu dee quoi dama xaw ma da ngaa takk téere xaw ma xale yu jigéen yi xaw ma lan lañ gis si yow sa bopp bu rëy sa bët yi baaxul sa cëkk nga lu ne la mais xale yu jigéen ñi dañ la topp quoi bu ne gis naa ko mais sérieusement baati man toll naa benn instant boo xam ne man bi ma en fait bi ma bëggee ni dama bëgg a takk soxna quoi sama papa ne ma comme dama la doon wax rek sama papa ne ma koo bëgg rek man mun naa la ko takkal affaire yooyu noonu quoi amul problème parce que doo fay courant doo fay ndox doo fay yooyu sama xel yëpp collège la demaat je te jure te ci ñoom 3 ñi la demoon moom Bara Diallo ak Ami Ndaw je te jure dama ne woon su may takk soxna ci ñetti ñooñu laay dem takk surprise ne du ma ci sax nekk di hésiter ku ma ci ni ciix rek am naa sama jabar quoi parce que xam nga bon comme li laay ja wax c'est-à-dire collège man période collège laa dévié quoi sérieusement man ku ma xam primaire xam ni primaire jànkat laa woon quoi mais bi ma ñëwee ba collège nag saa yi ci laa commencé dëng parce que moment boobu noonu ci ngay subir yenn injustice sa gàllee xam nga ngay commencé di révolté wu di découcher fii xam nga voilà donc yooyu yëpp xam nga boo ko additionné daal day dem benn instant boo xam ne xam nga da lay changer quoi man demoon naa ba dugg ci yenn détails yu bëri mais après comme ni nga waxee da ngay nekk ci benn famille c'est vrai que mosoo gis kenn def dara lu bon donc yow yaa koy njëkkee quoi donc moo tax ma revenir at quoi pour revenir si li nga wax rek ñoom ñetti ñooñu noonu sama xel dafa demoon ba nekk si ñoom kenn mais après bon lu yàlla tuddul tamit xam nga mënoo ci dara quoi sérieusement parce que baax dafa am solo quoi te gis nga nit da ngay dem benn instant boo xam ne ci sa life day am loo xam ne da lay marqué mënoo ci dara c'est-à-dire mënoo wax ba sa mémoire du ko sélectionné quoi c'est-à-dire koo def du dañ si te ñoom dañ ma marqué sama période scolaire sérieusement comme li laa ja wax rek quoi gis nga même man ñi ma bokkaloon ay seconde première terminale xëy na am na ñoo xam ne amoon naa ak ñoom relation sax mais yàlla mi ma tiim xam ne ni récemment laa leen dindi ñoom ñëpp sama Facebook ñi nga bokkal collège wallaay asi ñoom ñëpp laa dindi si Facebook ci sama Facebook parce que ay jigéen lañu ñu ci bëri xam nga am na fu ma jaar ak ñoom mais j'ai senti benn instant benn trahison ci ñoom affaire yooyu noonu parce que am na si ñoo xam ne après finalement xam nga dañuy dem nekk ak samay copains yoo xam ne man maa leen présenté woon ñu dem bay séq ak ñoom bay takkante te man du ma ko yëg affaire yooyu noonu donc j'ai préféré ñoom ñëpp ma dégomé leen quoi mais instant yi nii sérieusement groupe bi xaw ma ka moo ko créé de mais li mu def sax xamu ko quoi man moom sérieusement bu ma demee bay wax lu naturel fi mu toll nii collège bi la quoi ah alhamdulilah alhamdulilah waa dafa mel ni ñu ngi bëgg a kii nag guddal quoi lan mooy seen dernier mot du doy du doy de bàcc doy luñ de wala yow yaa bëgg a tëddi quoi déedéet non yéen kay sama montage ge comme man 30 minutes laa war a def une partie de l'iceberg si bu ngeen ma defalee 2 heures d'émission moom nan laa koy dugalee ci 30 minutes quoi nekk une partie de l'iceberg s'il le faut nga def ko 2 parties mais am collé moom bisam moom bu kii
Seyda non mais bésu Ami Collé daal mooy sa bés rek yow bindu Mariama Diagne waaw loolu la de de toute façon li ñu nar a wax ci kii li ñu wax ci kii yëpp loolu la ñuy waxaat ci yow gis nga de ñu dajale ñaari bés yi benn waaw am ci sama morom waaw wuy ma am man kañ problème bi mooy questionnaire bi xam naa ni moom questionnaire bi suba moom lay xalaat parce que dafa mel ni sama bopp laa nar a poser question loolay problème bi parce que on a baadu ñëw sa kër dina xaw a jafe baadu ñëw sa kër wala muñ nga ñëw këram pour ngeen def émission bi comme bu ma demee këram du ma liggéey am na damaa bëggoon dem këram wala moom mu ñëw mais du ma liggéey c'est sûr kon waaw kon affaire bi du jaar yoon non toogal sa kër mu toog këram ba am émission bi jeex que idée boobu laa amoon ma ne Amino est-ce que du ma dem këram ba si yàgg ma ne Amino ce qui est sûr mooy maa ngi moom dañuy jël heure bi gis nga baaj ba mu ñëwee émission bi malheureusement décembre bi moo koy mais daf ma doon perturbé bah oui ce que j'avais remarqué ouais non sentir nañ ko ci émission bi sax gisoo man sa mbos jotul dugg sax quoi mais dafa metti après envoyé na message quoi am Collé dama nekk perturbé de su ma demee këram du ma liggéey parce que yeneen la may génne li yoo xam dama fay nekk xam nga damaa bëgg ay ree dama fay nekk di ree moom pare loolu moo tax xam naa dañ ko def à distance rek waaw moo tax ne nag après bu ngeen paree ngeen regroupé wu waat quoi sànq ba tey mi ngi may woo de xam naa loolu la ma bëgg a proposé sànq ba tey mi ngi may maa ngi ko ni damaa nekk en réunion non après beneen solution bu ñu mënoon def nag bon après mën nañ ko imaginer pour la suite mooy def des directs sur Facebook quoi genre nga xam ne bon boo nekkee bu dee ki ngay defal da ngeen di nekk ensemble comme ça ngeen jël vidéo def sur Facebook comme ça on peut regarder directement quoi bon après nag du dugg ci groupe bi quoi problème bi mooy nekk bàcc bu boobaa dinañ ma maquiller dinañ ma habiller de bu ma nangu loolu de day am ku may soxla comme télé mais bi pa xanaa sum moo lay sponsoriser kon maa koy sponsorisé habillement côté habillement lépp billaahi maa koy def waaw yow kay sa bés nañ ko na bàcc naa ko teel a yëg rek man sa bés naa ko teel a yëg rek am na sama goro moo fi nekk di perturbé nii sama goro mais yow bésu ami bi kan moo ko sponsorisé daaw de si laa moo ko doon sponsorisé daw génn saako yi attanul dara attanul karaw attanul karaw daaw de sira boppam la sponsorisé de léegi de ma sœur ami rek ngay dégg sama belle-mère sama goro la mooy perturbé fii asalaamaaleykum yaay booy soxna si ñu ngi lay ziar yàlla baax mooy sa alhamdulilah ñu ngi lay ziar ñii sama xarit ñii lay waxal léegi na baax waaw ñu ngi lay nuyu di la ziar alhamdulilah jërëjëf léegi na baax jërëjëf jàmm ñu ngi si jàmm bu baax a baax xoolal fi la dugg di ma sànni ay bagage kii noonu la mooy seen taaw mooy seen jëkkër da d'accord waaw bàcc waaw sëñ Ablaye yow daal comme tey yaa ngi posé question après nu nga ko tëjee ay ñaan quoi sa ñaan yu sa xasida boobu waaye man dinaa fi nekk ak ay oustaz ak i sëriñ sa di tëj di ñaan man sa ay waaw boobu nga ma doon wax keroog ñaari bët yëkkati defal ko à l'honneur de Soxna Ami incha allah rabbi waaw moom nag war nañ koo ñaanal suñu borom may ko borom kër naa ne moom ma ne nañ ko ñaanal suñu borom may ko borom kër xam naa no lu mu kii la moom lu ko kanti am Collé waaw moom suñu borom ko defal moom mu ñëw balaa yàgg man loolu wax naa ko nee naa ko ba ma demee loolu laa la njëkk a ñaanal ci jumaa ja yàlla waaw may ko mais lu jot comme on dit rek lu jot yomb parce que dafa gën lépp daal moo gën yuréet dëgg la waaw loolu laa koy wax ma ne ko yàlla moom du la mayandoo lépp
en tout cas xaw ma kan la de qui sera l'heureux élu moom mais. l'heureux élu il a de la chance parce que à part ay juges yi ngeen am na moom nga dafa jonge ba daa jonge ba feebar jinn la. ah non mais il le faut. yow xanaa xamoo ñooñu ñoo gën a jonge ñëpp. ñoo gën a jonge yow moom wax na ko de nee na bu leen foog ni nag man affaire tubaab si yi laa gëm ma ko de. xoolal bii Mbow du matte. ko am soxna moom vraiment. xam nga nit boo fàttewul sa cosaan rek. waaw. yow foo dem da nga fay mën a ne. foo dem da nga koy waaw xam na fu mu jógee environnement bu mu. prépare-toi pour aller au lit Issa. les 22 heures léegi ñi nga xam ni. 23 heures mooy Issa. da ngay gis ki nga xam ni da ngay gis ki nga xam ni salaire la am salaire. salaire rek la am mu changé. xam nga loolu yëpp ci nit la léeg-léeg nga gis nit ki nga xam ne dafa boole salaire ak grade maanaam cër. mais teewu ko mel na mu meloon. c'est ça kon macha allah daal xam nga lu ñuy wax. oustaz ñaari bayit yi ñu def ñaan def ko àddee yonent bi wala ci diir bu gàtt yàlla matal lépp li nga wax léegi yàlla matal ko incha allah rabbi. incha allah. waaw ñun de ñu ngi koy ñaanal moom. vraiment ñu koy ñaanal borom kër bu baax bu ko yërëm. ma wadda amiin Ablaye Dia noonu la juumuma ma wadda wa raxma ku am boobu. cofeel ak yërmande am boobu lañ gën a soxla. waaw oustaz confirmel boog oustaz. ma ne noonu la. ma wadda du loolu la ñuy wax cofeel ak yërmande na ko am borom kër bi loolu lañ soxla. boom lan. ma ne ma wadda wa raxma du loolu ngeen di wax. waaw booba baax raxma ak xaw ma lan. yal na ko yàlla may. amiin ya rabbal alamin. mu doon bu gaaw nii balaa ñuy kiiwaat sax def beneen kii mu ñëw daal. incha allah ñëw parce que il est temps nag mu ñëw. gis loolu moom ñu ngi koy diis ci borom daal parce que lépp ci loxoom la nekk. dëgg la loolu la Aliou Niang loolu koy wax de nee naa ko benn délit folie laa dese mooy buñ nee ma Ami Ndaw la ñuy maye xam naa yuuxu bi ma yuuxu ku ma fekk di nga ne ndekete kii nii la ëppalee loolu rek laay xaar incha allah. man benn daw gis nga soxna Bintu. temps yii passé waxtaan naa soxna Ami Ndaw. waaw. mu am benn xista maanaam benn histoire bu ma nettali quoi. waaw. kooku histoire boobu mu ma nettali daf ma dolli imaan quoi. noonu la mel ne. parce que dama toog ma xalaat ma ni kon nit ki des fois dina xëccu li nga xam ni. gënul ci yow. waaw maanaam xanaa xamoo déggoon la nee nañ yàlla lépp lu ko nit ñaan mu may ko ko. nga xam ne tey man su ma toogee ñaan yàlla milliard. yàlla dama koy may de seulement bu milliard yi bu suul c'est parce que dafa gënul ci man. parce que xëy na bu ma ko jotee sama bakkan dina gaaw a dem. wala boog milliards yi dinaa ci def lu neexul yàlla mu yóbbu ma safara wala dara mais yàlla des fois da ngay toog sëriñ si sax ñu ne tàllal leen seen loxo yéen tey ku ma ñaanal sa aajo dina faju da nga koy dégg suñu wàllu wi. yow nga tàllal sa loxo fas fa sa yéene nga dem yow nga toog ren ba déwén la nga fa ñaanoon kamul xam nga yow boo dee ku gàtt xel da nga naan ne sëriñ bi waaw sëriñ bi man waxoon naa li ma def na woon ku ñaan tey ku tàllal loxo li mu bëgg dina ko am man ñaan naa lii te aw ma ko man ñaan naa oto te aw ma ko par exemple quoi. te oto bi boo ko amoon xëy na da nga koy génnee rek génn ak moom faatu. mu waaw comme ni ñu koy gisee chaque jour. affaire bi loolu la nag li gën yàllaa ko xam yàlla na ko yàlla defal. amiin. amiin. te incha allahu rabbi am nañ ci njort lu rafet. te duñ ko liggéey suñu xol quoi. waaw. incha allah parce que ku baax moom. comme ni ñu koy waxee ku baax te vraiment baax moom. mënut a weesu yaa baax daal mënu ko weesu te vraiment sama waaji daal dafa baax lool moom baax moom def na ko li Soumaré wax rek ki ciy dal daal moom macha allah dina ni dal naa ci daal. gars yi fépp leen boog ñu ñaaralee ko. sama gars yi. baal bàcc ba tàllal leen loxo yi defal ñaan. ok. yéen pare gu ma sama émission ngeen di wax waxu ñaan. laaj kay daa baax rek. non dama dégg non Soumaré yow laa dégg dama yaakaar na nga ne mu def ñaan. non ma ne yéen ma ne ñun ñett ñun ñu am ñun ñu am benn nañ ko ñaaralee bo. yow bàyyi say fi nante yi ngay def.
yow wuyu ma yow da nga toog foofu sa jabar bi déggul olof ngay moo tax nga am fit nii di wax rek. ay lii la laajal Bintu Diagne ba xam déggul olof wala déggul olof. dégg na ñoo doon waxtaan démb rek maa ngi moom dégg na de ma bëgg a wax français mu kale ma ah Soumaré man loolu moo ma jaaxal. bàyyi ko foofu ak dégg olof. français de laa naroon wax mu dagg ma wax olof. olof bi setul noonu bu baax mais de loolu laa xam dégg mais moom moo ma dagg ba sama français yi kay la dagg wax ak man olof. kon leer na tontu am nga tontu am nga sa tontu. non Soumaré soxna Ami dafa am ci ay frère lañ mës a jàppee. soxna Ami daa am si lu mu nekk. moom déggoo lim la wax. depuis quelque temps. nee na su amoon kenn kum ci kii man lay gis ma dox ko. nee na moom amul complexe boobu. donc di ko nañ ko ñaanal rek yéen na ngeen koy maye yéen a koy maye mais bu leen ko may seet boobu. nañ ko ñaanal dossier bi mu nekk rek suñu dafa mel ni ne kii na ko lool na ko suñu borom mottali rek mu gën ci moom. waa amin ça va oli. mu gën ci day gën te ñëw. day gën ba pare ñëw. waaw léegi fi may daanalee nag mooy le mot de la fin. bon ñu tàmbalee ci soxna Ami soxna Bintu donc soxna Bintu lan mooy sa mot de la fin pour yow. waa sama mot de la fin de mooy daal di wax ni Ami Collé moom depuis loo xamante ni li ma la wax rek su ma juumulee 86 87 wala 87 88 année scolaire kooku boo doogee tey ba 2020 nga ni yaa ngi wax ci moom nga xam ni kon. lii lu yàgg rek dëgg la et puis nit ku baax moo mën loolu parce que elle avait des possibilités am na situation boo xam peut-être mënoon na fàtte ay nitu démbam mais moom ay nitu démbam ñoo ko gënal fuuf ay nitu tayam da koy wax nee na amul confiance ci kenn lu dul kam xam ba dara dul dara moom loolu lay wax et puis daf may wax loo xamante ne dama ciy jàngat lu bari nee na ma Bintu ma ne ko waa mu ne ma dama gis benn image mu ne ma néew ak liir ma xool mu ne ma néew bi mu ne ma liir bi laay commencé liir bi su ko fi ay loxo jëlewul du fa jóg su ko nit ñi jàppalewul mu ne ma néew bi pareil su ko fa ay nit jëlul moo tax loo am nit ñee ko gën man à chaque fois nit ñee ma gën a am ndaw moom ma wax loolu seen biir kër seen salon wala ma wax loolu boobu maa ngi ànd ak sama borom kër ni ñu toog ñun ñett di waxtaan te li gën a neex mooy nga présenter nit sa borom kër mu am confiance ci yow des fois sax dafay woo téléphone ma ne ko ay Ami Ndaw laa doon waxal téléphone keroog yàggul dara maa ngi koy wax Ami Ndaw muy ree mu ne man Maguette nee na xanaa Ami Ndaw mooy sa jëkkër ji tellement maag moom suñu waxtaan du jeex sax ci téléphone dañuy topp di wax 4 heures de temps mun nañ ko toog di wax macha allah mu nekk koo xamante ne vraiment sama du hasard ma naan ko jumelle parce que dañuy am même sensation on a trop de points communs li ma lay wax rek damay ñëw xalaat dara mu ñëw jaar ci digg bi wax ko loolu yëpp moo tax ma dama koy ñaanal daal li laay ja wax yal na ko yàlla lafal cat musal ko ci seytaane yàggal kaak waajuram bu jigéen meen Ndiaye collègue mère Sara meen Ndiaye ku Ami Ndaw bëgg ci xolam nag complice yu yaayam nag moom bu Ami Ndaw guddee sax mère bi moom fu ne dina fa woote te dañuy ñaanal yal na ko yàlla yàggal ci kanamam mu yàgg koo gunge yàgg koo wéttali aussi li koy jëlee ci mère Ndiaye daal na nekk borom kër bu baax koo xamante ne dina ko ëmbal cofeel ak gërmande koo xam bi su ma sa am déception ñu ànd yàlla may leen njaboot bu baaxeel balaa 2020 bi di jeex daal mois de décembre moo gën a neex ci mariage yal na ko yàlla def. amiin. waaw loolu laa amoon lu may wax kontaan ci moom daal li ma bëgg a wax yéen mënu ma ko wax baax sinon damay jël temps bi. dëgg la. loolu la. sëñ Mohamed. waaw mot de la fin pour toi. waaw le mot de la fin moom daanaka Bintu Diagne wax na lépp quoi parce que déjà yow dañ lay remercier yàgg laay jox te initiative bi moom xam nga c'est à saluer quoi sérieusement groupe WhatsApp yi moom bëri nañ trop mais saa bu mel ni moom xam nga moom beneen affaire la quoi bi moom ça donne envie quoi tu vois déjà lii nii rek di def ay témoignages si nit koo xam ne xam nga vous êtes connu xam nga il y a 30 ans donc nga war a wax ci moom xam nga c'est vrai que même 30 minutes émission wala 2 heures de temps sax du doy quoi mais bu dee nit ku baax la moom da ngay sawar wax ci moom quoi même bu dee 5 minutes la sax en fait da ngay sawar wax ci moom quoi c'est vrai que temps bi gàtt na mais Ami Ndaw moom elle restera toujours Ami Ndaw quoi Ami Ndaw bu 86 87 mooy Ami Ndaw bu 2020 quoi
donc en fait nit noonu la war a mel quoi nit tu dois être constant quoi tu vois pas tey nga jaune suba nga rouge wala affaire yooyu noonu quoi man boo gisee ñu bëri naan ma dama naqari deret affaire yooyu sama jabar daf ma koy reproché naan ma yow da ngay changer ay copain rek ma ne ko non du question changer copain parce que man ma la jàppee c'est-à-dire bi ma lay jàpp ni nga meloon ma demee ba gis ni melatoo noonu moom sérieusement gisuma ban intérêt tax may ànd ak yow quoi parce que ça man jamono bi ma toll nii 42 ans non nit dootuma dugal ci ay conneries quoi comprendre donc constance boobu noonu nag moo nekk ci moom quoi toujours boo ko gisee au loin ou de près tu toujours le même sourire et puis nekk nit ku posé franchement xam nga franchement li mu nekk nii aussi man mun gis mu nekk beneen mu def beneen métier bu dul lii quoi parce que en fait nit boo teeyee da ngay en fait di nga mën a déglu nit ñi quoi mais boo teeyul doo mën a déglu nit quoi parce que bu nit di wax rek da ngay yaakaar ni la muy wax yaa ko gën a xam wala affaire yooyu noonu quoi comprendre donc moom en fait yàlla comme ni ko laajee di waxee rek yàlla du juum quoi lu nekk rek yàlla dafa am fu mu koy teg quoi te lu ne rek lu tag lu nekk moromam lay fekk quoi xëy na peut-être même boo ko laajoon bu ñu revenir woon 25 ans 30 ans ci ginnaaw boo ko laajoon lan nga bëgg a nekk xëy na peut-être wala magistrat wala affaire yooyu noonu quoi mu nekk nii encore une fois de plus man pour man de sérieusement c'est une très grande fierté ma taxaw dama koy ndamoo sérieusement pour man c'est une fierté quoi sérieusement donc ñun ñëpp nañ ko ñaanal mooy koroog li ma ko wax rek bi ma envoyé message barkaati yëpp nee naa ko bul ragal dara fépp foo nekk jàmm rek moo lay sonal quoi du leneen lu lay sonal yàlla noppi na quoi parce que fi nga xuus ba yegg si fii nii saa yi nit fekkeewu ko du nit mooy jóge foofu di la ko yàqal quoi bul xalaat dara parce que ñoom c'est vrai que milieu bi ñu nekk nit ñi xam nga dañuy dem jeetaru ji affaire yooyu noonu avant bi dem ay audience affaire yooyu parce que man j'ai vécu ça quoi tu vois mais man moom doxuma woon ci yooyu quoi tu vois et donc ñoom fi ñu nekk c'est un milieu vraiment sensible te da ngay xam nga da ngay gisante façon doomu aadama bu nekk quoi moom daal yàlla na ko yàlla sàmm leen ay cëram et puis yàggal ko fi quoi comme ni laaj waxee ubbil ko yeneen gën a tawee am fi mu nekk quoi voilà man moom c'est franchement c'est une fierté pour wax ci moom wax ci sama gars yi ak sama rakk ju baax ji fi Mariama Diagne franchement man je suis content quoi man moom wér naa fi toll nii quoi tey moom wér naa quoi waaw non wér naa barki yàlla wér naa maa ngi nii waaw wér naa quoi xalaatu moo ni dinaa tenir lii yëpp quoi mais waaw voilà xol sedd na quoi jaajëf sëñ Laye ton dernier mot waaw xanaa ñoom daanaka Soumaré ak soxna Bintu wax nañ lépp man daal li may def daal mooy la ma waxoon ca njëlbeen rek quoi tàllal loxo suñu borom di ko ñaanal rek fépp fu mu àgg ren rek déwoon yàlla na àgg fu ko te yàlla defal ko jàmm yàlla defal ko cat musul ko làmmiñ musul ko bët yàlla bàyyi ko ay waajuram mu yàgg leen taxaw yàgg leen assister amiin te sum wax na léegi ci biir waxam benn affaire bu am solo quoi mooy que ni na kon ne toppatoo waajuram quoi sa waajur sa yaay di dund moom rek doy na gàllaaj quoi li ci des moom nitu yàlla yëpp wax nañ ko mooy nit ki yàlla parce que benn nit yàlla ba mu demee dégg ni yàlla ne yàlla xol lay fay nee na moom sonnatul nee na man naa defar sama xol rek ginnaaw yàlla fay la xol naa defar sama xol quoi waaw moo tax sa xol boo ko setalee rek yow bu am benn problème lu baax rek ngay daal léegi ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla taxaw projet yu mu am yëpp yu biir ak yu biti yu mu mën a wax ak yu mu mënul wax lépp yàlla na ko ci yàlla defal ndam waaw te mu doon li ko jig di jaay Nabi Moustapha ñu ngi koy ñaanal ci weeru gàmm gi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam amiin waaw man maa leen di war a jaajëfal nag ndax bon c'est vrai que bi ma déggee Soumaré wax moom et puis même depuis émission wu Soumaré bi j'avais senti que ne Soumaré moom il a vécu des choses ak Amin Ndao bon Bintu Diagne moom n'en parlons pas quoi bon sama oustaz moom c'est mon compère donc non noonu la Amin Ndao amee estime ci ñoom ñaar ñëpp nag ñi nga choisir ne muy laaj que muy Mouhamed Soumaré noonu la amee estime ci ñoom de même que groupe bi yëpp mais ñi nga jël tam noonu la amee estime ci ñoom waaw parce que bu ñuy xool tam
laaja yow sa bis ñëwagul mais laaja ak Aminata xaw dañ ñoom tam am nañ ay point commun ci sérieux bi ak fulla bu bari bi quoi sérieux daal sànq foofu laa bëggoon a ñëw ci exactement foofu laa bëggoon a ñëw ci juge bi parce que fulla bu bari moom c'est vrai que nag pour nga liñ naan fullaay jaay Dakar donc pour doon juge moom fa nga am fulla bàcci ma dolli la ci xam nga nga ne fulla mooy jaay Dakar mais ma ñam ko da koy jeexal alors de lu ma ñam ko da koy jeexal da koy jeexal moo tax fulla il faut nga am fulla exactement donc du coup waaw ba pare bàcc bébé la mignonne tu veux participer à l'émission maa duma changer camp yow Issa ñëw ci yow comment s'appelle Soumaré sama maam laa ko tuddee man ci tawa mooy mama waaw ndeysaan maam booy mi ngi nii gis nga ko nangu mooy borom coow li mi ngi nii nangu na jeu bi yow Soumaré tu as fait même comme moi man sama taw sama papa laa ko tuddee sama doom bu jigéen mu tuddee ko sama yaay man sama maam laa ko tuddee nag parce que sama jabar waaw sama jabar sama turandoo yaay la donc su ma ko tuddee waatee sama yaay tamit da ngay ree ba tas ma tuddee ko sama waaw non wax nga dëgg ma tuddee ko sama maam quoi yaa bien fait ku mujj gi laa tuddee sëñ Babacar quoi waaw man nag sama taaw nag maam Abdou Aziz laa ko tuddee amiin yaay bàjjanam bu la fekk looy fii de bu la fekkee Sénégal moom sa billet lañ lay envoyé nga ñëw billaay inchallah invitation amiin yàlla ko yàlla bu ko kenn wuute ci barke ñëpp ñu fekkee amiin uwa rek la mën a wax uwa mënagul wax non papa rek la mën a wax j'aime papa rek la mën a wax papa rek la mënul wax bu baax dafa teel a dox yaay ji nag loolu lay mer quoi j'aime papa bi muy wax j'aime papa bu dee moo ci gën a sonn de ba noppi ñu naan j'aime papa moom du neex de te souvent c'est le cas Johnny yow yaa ci gën a sonn léegi dama leen di may benn chanson bu ndaw balaa muy jeex ko ak moom Ami Ndaw dama lay may benn chanson allez Johnny eating sugar telling lies open your mouth mais sama doom bi bii lay way Johnny bi tu connais pas sama doom bi sama magam bu jigéen bi su ne ko Johnny comme ni nga wax nii da koy bu mu wax rek mu wax bi ci toog bii la ñuy fooyee continue laa leen tegal rek moom buy jooy sax boo ko tegalee bii moom day jooy sax en même temps di woyaale quoi là c'est bon dis au revoir là c'est bon c'est bon mi ngi woy Johnny ba léegi والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم